asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum askan bi asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di topp Dak Médina fi ñu taxaw nii nag tey terrain Jaraaf la mu nekk benn site historique boo xam ne tous les Médinois am nañ fii histoire ak terrain Jaraaf mu amoon ay coow yu bëri ci am te passion kese la woon tey enfin ñu ngi tal tapis bi ñu fekk fii Pape Sy l'agent voyeur ñu bëgg a waxtaan un peu ci situation bi nga fekk nañ ko mooy enfin bëri woon na coow mais coow yëpp mujjee nañu tasewu ñu trouvé l'essentiel mooy maintenant nañ defa terrain bi jox ko Médinois yi nan nga gisee déjà le fait que ñi ngi nekk ci travaux yi te bientôt mu jeex. waaw merci Coly maa ngi lay remercier di leen jaajëfal si seet si bi ngeen di seet si bon di leen baalu ak di leen baal ak si weeru koor bi ñu nekk di ñaan yàlla si Sénégal si réew mi ak fii si Médina yàlla wàccee fi naataange tàppe xol yi ba lépp lu fi jaaroon yëpp mu nekk ay mauvais souvenir yàlla boole xol yi ba lépp lu ñuy yóotuwaat rek mu yombal ñu ko bañ jot si. waaw comme ni nga ko waxee rek tey jii ñi ngi delluwaat si phase bi nga xamante ne après levée interdiction bi nga xamante ne amoon na par rapport au terrain Jaraaf bi. donc ñu war a continuer liggéey bi teg gazon synthétique bi comme ni nga ko waxee rek Dieu fait bien les choses sant yàlla alhamdulilah ak lépp lu si mënoon am rek sunu borom wis la si ndox bu sedd ba léegi dellu si waat na à la normale aujourd'hui donc tey jii ak képp ki nga xamante ne tey jii ak foo munti nekk aussi yaa ngi doon wax si terrain bi man jàpp naa rek pour mu baax moo taxoon nga di ko wax parce que tey jii loolu rek la ñuy jël loo xamante ne lu positif la dañuy jéem a jël lépp teg ko suñu ginnaaw xool li ne suñu kanam mu nekk lu positif parce que loolu moo ëpp importance parce que yaakaar naa ne képp ku dëkk Médina ak combat booy mënti mën rek combat bu noble la te da nga bëgg a lépp baax te yaakaar naa ne de part et d'autre ku si nekk rek combat bi nga doon mëne pour lu jëmal kanam Médina la woon kon dañ koy sant yàlla bu baax a baax kon ni nga ko gisee ni tey delluwaat nañu ànd mairie bi ànd ak jeunes yi ànd ak ñi nga xamante ne ñoo nekk Médina defaraat terrain bi ce joyau qui nous appartient bi nga xamante ne Médina tey gi dootul wàlli yaa ni fenn dem di football fenn donc wax ko léegi terrain bi gis na ay génération ak ay génération donc bu ñu demee tey ba war ko mën a moderniser te si gazon synthétique c'est quelque chose boo xamante bu extraordinaire ñun ñi nga xamante ne yàlla dimbalu nañu tey ñu fekkee ko ba mun si participer tey gi ba mun ko teg aussi dañ koy sant yàlla bu baax a baax te yaakaar naa rek sous peu de temps fii ak ay fan yu néew rek incha allah bu neexee yàlla dinañu terminer pause bi ba nga xamante ne tey gi lii dinañ ko jël jébbal ko waa Médina parce que ak lu si mënti woon am yëpp tey gi terrain bi yàlla dimbal nañu ba delluwaat na si loxo mairie bi donc ñun mënuñu def lu jël ko jébbalaa ko waa Médina te xam ne pour waa Médina la. mais Pape suñu waxtaanee ñu xool le vrai problème ñëwagul si on ose le dire ce serait la gestion est-ce que vous avez réfléchi dans ce sens-là. waaw bien sûr on est en train de réfléchir sur ça mais pour l'instant fu mu nekk nii dañoo toll si phase bi nga xamante ne pour defar terrain bi la te yaakaar naa ne bu ñu tolloo si phase boobu bi nga xamante ne waxtaanee mbirum gestion bi dinañu woo ñëpp duñu beddi kenn woo tous les parties prenantes ñu toog autour d'une table waxtaan. parce que mooy li ma ko wax rek lépp luñ siy def rek pour jëmale Médina kanam lépp luñ si def rek pour delloo ko waat Médina la te yaakaar naa ne bu ñu si tollee le maire de la Médina Cheikh Ahmadou Bamba Fall dina jël les devants aussi xool ñi nga xamante ne ñëpp ñiy gravité autour du sport autour de la Médina mu oo leen ñu toog waxtaan li nga xamante ne tey jii mooy jëmale Médina kanam terrain bi mu nekk terrain municipal boo xamante ne ñëpp dinañ sentir seen bopp kenn du jàpp nañ maa bedd wala dara donc yaakaar nañ ni si lu ñu jëm fu mu nekk ni dañu bëgg boole Médina yëpp tàppe xol ñëpp bokk benn ñu xolandoo si benn côté bokk liggéey ànd toog waxtaan tënk benn mbir nga xamante ne tey Médina dina gis seen bopp. c'est le moment de faire un appel aux sportifs aux footballeurs médinois yi nga xam ñoo dëkk ci gox bi pour ñu xam ne les joyeux la c'est pour toute la jeunesse médinoise. bien sûr appel bi ngi dañ koy lancer Médinois yëpp comme ni nga ko waxee le monde sportif les jeunes les personnes ressources ñi nga xamante ne ñoo nekk Médina comme ni ñu koy waxee ñu xam ne lii joyau la pour la Médina tey jii dañ ko doon xaar alhamdulilah sant yàlla ba nga xamante ne tey suñu borom dimbali nañu ba tey jii ñu toogaat fii ba di ko waxtaanee waat ba di ko posaat donc cela veut dire que ne suñu borom dimbali nañu ba tey jii ñu mun ko fekkee waat donc dañuy oo ñëpp le monde sportif ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu joxante loxo la main dans la main nga xam ne la Médina doit rester un et indivisible ngir ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lii bu paree pour waa Médina yëpp la parce que doon na metti parfois da nga daan gis xale dañu fa daan jógee dem di wàlli yaan dem ba fenn di fubali donc lu mel ni suñ ko amee suñu commune dañ koy sant yàlla kon tey jii le maire de la Médina Cheikh Ahmadou Bamba Fall mbëbët bi rek la si amoon mu defar ko jébbal ko waa Médina ñu xam ne au moins moom si magistère am participer na si loo xamante ne tey jii bokk na si li moderniser la commune de la Médina avoir des infrastructures sportives de dernière génération tey jii si loolu la ñu nekk te yaakaar naa ne am na yeneen projet yoo xamante ne day génn sous peu de temps lépp loo xamante ne mu ngi koy def te mbëbët na ko pour jëmale Médina kanam la il faut que nit ñu comprendre ko loolu
parfois dañoo war a jël la politique mettre ko de côté ñu xool li nga xamante ne moo ñu boole mii la Médina te maintenant bu ñu ko bëggee defar dañu war a boole xol yi loolu dafa am importance ci mbir mi te moom dafa jóg pour defar Médina donc lii benn pas bu mu teg la rek te kon ni nga ko waxee léegi dinañ ci ànd ak ñëpp sportif yi ak ñëpp ku ci am xalaat bu rafet rek ku ci xalaat loo xamante ne boo ko waxee mën na jëmale mbir bi kanam ñu ngi lay tàllal loxo nga ñëw tëggal nañ ñëpp suñu bunt ñu xam ne Médina ngi ñoo ko bokk tey lii su paree ñëpp a ci sentir seen bopp nawet équipe nawetaan yaa ngi fi école de football yaa ngi fi jaraaf mi ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne match dimanche yu football ñi ngi fi aussi am na ñoo xamante ne gëj nañ pratiquer sport tey lii aussi dina leen mën a permettre ngi dellu su waat am envie ñëw di footballaat parce que tey jii. d'autant plus que fii dama la def c'est mythique. bien sûr c'est mythique. terrain Jaraaf mythe la pour un Médinois. bien sûr parce que nekk am nga fi histoire boo am pour le lier ak terrain Jaraaf. bien sûr parce que dañuy fàttaliku ba ñu gën a nekk xel dañ daan déplacé ñëw ba fii di sanaan si Jaraaf di sanaan si ñenn ñi nga xamante ne dañ leen daan dégg rek kon tey fii terrain mythique la. kon tey ñi ngi tàllal loxo ñëpp di leen wax nañ ñëw ñu ànd liggéey parce que Médina dafa war a changer xar kanam Médina aussi dafa war a am feneen fu ñu ko yóbbu te yaakaar naa ne bu ñu bokkee ndey bokk bàyyi boole doole yi rek Médina fu ñu bëgg mu yegg dinañ ko fa yóbbu incha allah. man Mour Seck laa tudd je représente la société DGA Diop Gazon Afrique en tant que directeur commercial mais en tant que technicien bon ñu ñooy lal gazon bi fii ci terrain Jaraaf bu Médina bon lii bon affaire la boo xam ne nii ça nous tient très à cœur. parce que yàgg na ñu ngi koy dox di ko lijjanti ba tey sotti na te vraiment terrain bi terrain bu emblématique la biir Médina et puis Sénégal ñëpp ko xam te ko wax terrain Jaraaf fii lay xalaat kon yoon la tey jii te dafa jot dafa ñëw ci heure am tey Médina war mën am terrain bu mel nii parce que gox yëpp ñu ngi am terrain xam nga mais Médina gox la boo xam ne nii déjà dafa am notoriété ci Sénégal et puis ci Dakar kon ñun vraiment yoon la ñu am suñu terrain bopp quoi. te terrain bi pour expliquer un peu terrain la boo xam ne nii c'est un terrain boo xam ne nii boo xoolee surface am xool localisation am fi mu nekk xool aussi type de gazon bi fi teg ak liggéey bi fi nekk vraiment gazon terrain la boo xam ne nii bokkul ak yeneen terrain yi parce que norme dafa am norme FIFA parce que terrain boo xoolee surface am c'est les normes FIFA même gazon bi fi nekk c'est un gazon de dernière génération boo xam ne nii norme FIFA la aussi ba équipe façon équipe bi nekk mën nañu ci entraîner xam nga mën naa ne gazon bi am fii amul fenn Sénégal donc terrain la boo xam ne nii vraiment terrain la bu rafet bu am solo boo xam ne nii bu incha allah bu paree vraiment dañ xam ne terrain bi bokkul ak yeneen terrain yi bon ñun nag mu nekk fierté en tant que doomu maintenant ñu ñëw liggéey fii xam nga parce que kii suñu liggéeyuñu jàmbur suñu bopp la ñuy liggéeyal parce que terrain la boo xam ne nii yàgg nañ foo yàgg nañ fi jouer di fa ñëpp ak suñu gars yëpp xam nga ak suñu grand yëpp terrain la boo xam ne nii vraiment moo ñu fi lañ màggee fi lañ yaroo li nga xam ci sport fi lañ ko xamee donc fierté la si ñun ñu mën a ñëw di liggéey fii pour def liggéey bu mucc ayib xam nga ñun nag suñu société déjà suñu société boo xam ne nii boo seet terrain gazon synthétique yi nekk Sénégal yu bëri yi nga xam ne société privée ñoo ko def ñun ñoo ko defar on est la première société en Afrique de l'Ouest boo xam ne ñooy def gazon synthétique xam nga donc duñu société bu ndaw et puis dugguñu ci quartier bu ndaw te terrain du terrain bu ndaw kon boog affaire la boo xam ne nii vraiment ñu ngi koy liggéey incha allah di ñaan yàlla mu pare bientôt mais ngeen xaar ñu rek ñu ngi ñëw ci kanam quoi incha allah di ngeen xam ne terrain bi bokkul ak yeneen terrain yi. bon yow nga nekk doomu Médina nga ñëw terrain bi nga xam ne dama wax ne c'est un terrain boo xam ne képp kuy Médinois am nga histoire ak terrain Jaraaf. man seetaan naa la nga football fii. ban anecdote nga may jox. bon anecdote bi ma lay jox moom man je suis pas footballeur man basketteur laa mais yàgg naa ñëw fii di seetaan équipe Jaraaf ñuy entraîné fii mën na gën a nekk booy yàgg nañ fi jouer aussi ay match dimanche ay match yoo xam ne entre copains bon su ma joué wul sax daan naa seetaan quoi danaa fi ñëw di seetaan mais bon terrain la boo xam ne en tout cas képp kuy Médinois foog nga fi football nga fi bon fréquenté nga ko moo tax ñu ñëpp dañ ci fier fii booy mën ay booy mën rek ñoo fi nekk ñu ñoo nekk ci liggéey bi vraiment ñu bëgg ko liggéey bu mucc ayib di ci kontaan trop xam nga et puis di féliciter ñi nga xam ne ñoo ko initié di féliciter maintenant yëpp ñëpp ñi si jàpp ñu féliciter leen xam ne daal terrain bi suñu yëf la du yëfu kenn suñu yëf la nañ ko liggéey bu rafet anam gu mucc ayib ba incha allah ñu am terrain boo xam ne nii digne de son nom nga xam ne ñeeñ sax dañuy jóge di ñëw di ko entraîner waaw kii mën na sa recevoir équipe nationale parce que am na ay normes FIFA te gazon bi baax na quoi waaw vraiment ñu ngi siy fier quoi vraiment